Yo, salam la famille. maa leen di nuyuwaat di leen ziar maa leen di ñaan yéen ñëpp aussi au nom de la vérité au nom de la justice yéen ñëpp bu leen ko taayee ngeen partager sama vidéo bi pour que mu àgg ci maximum de personnes possible. parce que aussi comme que yónnee nañ fenkat yi ci télé yi te télé mën na yaatu léeg-léeg dañuy bëgg ñun aussi buñ leen dégloo ñu fen ba pare ñu wan leen fi ñu leen di jéem a jaar ci ay technique de communication. damay commencer ci ku mel ne Aïssatou Diop Fall. Aïssatou Diop Fall maa bëgg mu xam benn affaire déjà à la base mu ngi jëm a manipuler jigéen ñi pour xëcc leen ci seen côté balaa nga bëgg jigéen ñi ñu booloo pour juboo seen biir jàppale Adji Sarr xamal ne jigéen ñi dañoo bëgg a jubóog yàlla ba noppi buñ jubóog yàlla ba noppi ci lañuy doo xool ñoom naka la ñuy juboo seen biir fii. jubóog yàlla weesuwul na nga xool fu dëgg nekk fan la tooñ nekk fan la justice nekk nga ànd foofu seen affaire organisation yi ngeen def pour yàq xelu jigéenu africain yi na leen leer que ni loolu noonu gars yi xam nañ ko. donc yow yaa ngi jéem a laal sensibilité jigéen ñi naan jigéen ñi dañoo waroon booloo xëy xale bu ndaw la Ousmane Sonko ñaataat la am uniquement pour monter xelu jigéen ñi mais na ngeen xam ni am na benn pàccu jigéen ay dévergondé yoo xamante ne ni bugguñu kilifa bugguñu kenn ku leen critiquer dañoo bëgg dund comme ay nasaraan ci suñ biir ay dëkk mais na leen leer ni 98% jigéen ñii ngeen bëgg a boole seen biir xam leen que ni ay taalibe lañu ay jullit lañu ñu am ay kilifa lañu ay murit lañu ay tijaan lañu ay yaay faal lañu ay chrétien lañu ay croyant lañu ay nit yu am kilifa la mënu leen a muus ba boole leen seen organisation bi ak façon jigéen bi ngeen bëgg a forger bëgg ko def Sénégal moo nga leen di woo naa leen jigéen ñi de jigéen ñooñu balaa ñuy juboo fi dañuy bëgg a juboo seen borom ba noppi ci lu leer. te bu fekkee nag jigéen ñooñu juboo nañu ak seen borom ba bëgg a juboo ak seen biir fii xam nga nan la ñuy def comme que nee nga yow xale bi ndaw la te yow nee nga gëm nga complot dafa am waaw bu boobaa kon da nga leen war a wax yéen ñi utiliser ponkal yi utiliser jigéen yi ñun jigéen ñi dañoo waroon a wëlbatiku ñun jigéenu Sénégal yëpp ñu mer ndax lan ñu war a mer ñi fekk ab xale bu ndaw ay ponkal yi magum jëmm ñu jël ko nan ko duggal fii waxal fii fenal fii duggal ci oto bi nañ la jël si soo ko defee heure bi nañ la jël si di ko wutal ay lekk di ko jële di ko naxe di ko benn restaurant bu mag ñu koy jëndal lekk yu baax yu cher di ko naxe jigéen ñi bu ñu demoon bay mer dëgg ñu jël xale bu ndaw boobu di ko def loolu ci ñoon la seen mer di jëm mënoo manipuler jigéenu Sénégal il faut nga xam loolu yow Aïssatou Diop Fall fenkat bu mag bi. il faut nga xam que ni mënoo manipuler la femme sénégalaise tuuti nga ci parce que ñoo la ëpp boobu ñëw yow soo dee wax ñoom dina la ciipatu parce que xam nañ ki ne la représente pas bul feebar xam nañ la yow donc man xamal la que ni jigéen ñi tey bu ñu doon mer dëgg bay féete dañu dem féete ci ndaw si de yërëm ko mais bu boobaa xam kan la ñuy mere. ñi jël ndaw su mel noonu xam ne xale la xam ne dafa teel a ñàkk waajur xam ne amul stabilité bi war ñu jël ko comme seen benn objet nan ko defee ko nii soo ko defee nii après ñu nañ la jox lii yóbbu la fii yóbbu la ci gynécologue bi ci oto bi moo lay jël si yow boo dee mere ñu doon def loolu nekk ay magum jëmm yor Sénégal yor suñuy milliards amuñu lenn lu seen xel dem lu dul fekk ab xale bu ndaw ñu def ko ñu utiliser ko def ko seen chose di ko utiliser pour mën a àgg à leur fin mooy daanale seen benn adversaire politique pour mën ko daaneel kase donte mën na taal réew mi donte mën na waddal ay bakkan kon jigéen ñu Sénégal buñ demoon bay mere ñi defloo jëf jooju ndaw soosu la ñuy mere Aïssatou Diop Fall mënoo nax jigéenu Sénégal mënoo utiliser cause bi pour jox seen brain yi. ba pare ngeen moytu ko ndax ku dangereuse la am nga san noonu parfois day mel ne ku farak yow parce que da ngeen koy dégg mu ne. gëm naa complot bi complot moom am na mais day bëgg a légitimer complot da koy bëgg a légitimer mos ngeen a dégg ne Ousmane Sonko comploté na kenn mos ngeen dégg que ne Ousmane Sonko fenal na kenn wala defal na ndëgg sërxal kenn. donc moom elle essaie de légitimer complot bi mais dafa bëgg ci seen biir xel yi su waxee loolu mu xawal leen a laal tuuti. bu ko defee bu daal dee laalee ci wàllu xëy na nag bañ nekkee foofu am na lu fa xew ngeen daal di laal intégré wu Ousmane pour yàq intégrité am réputation bëgg na seen xel ñaaw ndax bu leen xëccee ba leen gëm naa complot bi rek da ngeen di bees seen garde bu ko defee nag mu commencé yàq ci réputation parce que dan lay bëgg wax ni man ak yow ñoo far danaan la viol amul man nag gëm naa ni viol amul mais day bëgg nga def sa xel ko ne laneen am na genre yi jaruñoo déglu dañ leen a yónni ci télé bi pour ñu yàq seen i bopp
période bi mu koy def gis nga maître El Hadji Diouf ma nga dem à la TFM di def la même chose. dem nañ sax ba tegg seen tànk ci waxi viol parce que xam nañ foofu waxu cuune lañ wax xam nañ que ne xale bi gën a ndaw xam nañ da ngay fen léegi xam lan lañuy wax dañuy wut ay subtilités yu ndaw pour nësaxal seen xel pour ngeen gëm ne ah kon viol amul mais est-ce que kon lii amul ak lii amul. dem nañ bay weddi procès-verbaux yi parce que procès-verbaux yi c'est à décharge day seetal Ousmane Sonko ñoom loolu intéressé wu leen xam nga lan moo leen intéressé ñi toog di ñu sànni ci télé foog ñu capturer leen foog ñu def seen bopp yi nëx-nëx foog ñu créer le doute. ñoom looloo leen yóbbu ci télé yi ñoom ñoo la gën a xam li am ci procès-verbaux yi ñu naan ñu non c'est confidentiel fii lépp la nit ñi di xam nañ bu baax lañ leen di wax. dañoo bëgg ngeen bañ a poser les vraies questions loolu moo tax seen li ñuy def les vraies questions yi bañ ngeen poser ko mooy kan moo jël xaalis yónnee ndaw si ban instant la ñooñu toog décider ak bi ñu koy décider ci ban niveau la àgg ndax àgg na présidence wala ci ministère yi la yem wala ci député yi question yooyu la ñu mën ngeen poser ko. kan moo tëgg ndëgg sarxal bii nii kan moo ko tëgg kan moo jox booy boobu noonu di ñëw jël si ko ndigalu à telle heure dama jël si ndaw si avant ñu koy def kan lañ contacter pour mu bindal leen seen plainte ban médecin lañ àndal ban avocat moo ko préparé biñ pare foofu fan lañ yóbbu ndaw si ils ne veulent pas que ngeen poser les vraies questions parce que su ngeen poser les vraies questions seen problème day mbir yi day leer nañ seen xel. donc dañ leen di xëcc ci ay débat pour laal seen ay émotions yi demee noonu mais bëgguñu ba ñëpp parce que dañ pour ñoom dañoo intelligent yéen vous êtes idiot dañuy mën lañ nax ñoom loolu lañ jàpp seen biir xel. mais léegi li ñu bañ mooy xam nga complot am na complot bu xasee ba am rek fen am na manipulation am na donc dañoo bañ yéen ngeen commencé jël seen énergie di ko poser ci li raisonnable li logique mooy li nit ñi wax ndaw si yor salon de massage bi li mu wax kam àndal la mu wax jëkkëram la mu wax. ndaw sa fa dem la mu wax policiers yi lañ ci xam dañuy bañ ngeen poser ces questions là dañuy bëgg rek ngeen dem ci leneen mais yow ku baax kon mooy dem ci ay milieux yu mel noonu ku bëggoon a dëngal ci milieux yooyu ngay dem ku bëggoon a def naka sul noonu ci milieux yooyu ngay dem ak Sénégal nu mu rëyee kër goo xam ne borom kër gaa ngi toog ak ay doom ak jabaram ku bëggoon a def yëfu def ci kër goo ngay dem yóbbu say fetal pour def sa yëfu def xam nañ ni seen wax yooyu waxu picc la léegi li war a intéressé Sénégalais yi mooy loolu nag dañuy bañ ngeen poser question yi mooy kan ban député ban ministre ban président kan ñoo ni ndëgg sërxal bi nañ ko doxale nii ndaw si nañ ko utiliser nañ ko yóbbu fii nañ ko def loolu yi nañ ko wax ne ñoo lay jël nañ koy jox lu muy lekk ak lu muy naan xaalis bi mu doon yor du ko joxe jamono jooju kan moo ko jox ce sont les vraies questions à poser. ñi ngeen di gis ci télé bi ce sont des menteurs ce sont des gens yoo xam ne ils sont capables d'endormir les gens parce que pour ñoom ñoo am xel yéen ay idiot ngeen moo tax dañ leen di yónni en communication ñu jëm leen a nelawal ci ay kàcc. tant que je sentirai le besoin de def vidéo danaa def donte millions de vidéos mais lépp lu ngeen fen man dinaa ñëw donte benn nit danaa ko leer ci boppam donte benn nit danaa ko leer ci boppam lépp lu ngeen fen danaa ko démonter encore une fois. Aïssatou Diop Fall naafeq la mi ngi essayer manipuler opinion bi parce que comme li ma la wax daf lay xaw a raayaale na la man moom gëm naa ni complot la nga idée ah kon kat kii kat xaw na am nitu dëgg tuuti ci moom wala mun la man kat xam naa ni viol amu fa nga ni kon nit dëgg la waaye mun la waaye la fa am beneen gel ba naan gentleman bu demee bëgg relaxant li ñu bañ ngeen xam ko mooy te jamais ñu tudd ko fàtte nañu combien de fois le président bi dem ci ay salon de massage duñ ko tuddee ci ay professionnels ci ay massage salon yoo xam ne c'est ultra cher ñaata yoon léegi xam nga lan la ñu bëgg a jël benn massage foowukaay massage boo xam ne daal da ngaa bëgg a bégee boobu lañ bëgg a jàpp ñoom pour ñoom feebar bi nga xam ne c'est avéré massage yi nga xamante si ni par exemple ba muy nekk ndaw ba léegi ak bi muy commencé dem ci massage thérapeutique yi ba léegi mi ngi koy def dañ koy passer sous silence parce que xam nañ ni loolu day justifier li tax moom mu demoon ci salon boobu du bakkan la doon toppi du bëgg ay defaral leen ma sama yaram la doon toppi mais dafa am douleur boo xam ni tout le temps day bëgg di ko soulager te massage yooyu moo koy soulager loolu dañ koy passer sous silence parce que buñ ko tuddee day légitimer présence u président bi ci salon yooyu noonu te salon yooyu noonu président ba mu fay dem kanee na ko doon massé xamul kuy Adji Sarr te Adji Sarr bu fa nekkul tamit kanee nañ massé président Ousmane Sonko parce que la koy massé intéressé wul ci kan la mais na fa jëlee rek satisfaction soulagement ñëppi këram xam ngeen lu ma la wax est-ce que nekkul Adji Sarr wala ba Demba Sarr wala lii wala ndaw si wala borom salon de massage bi wala kaneen wala ka fa ñëw ca suba ga wala kañ dàq wala kaneen loolu intéressé wul président bi li intéressé président bi mooy su sentir benn certaine douleur dem fa am benn massage tonifiant sentir bien que ça va bien mu ñëppi waat këram
il passe sous silence le fait que ni toute sa vie il a eu cette douleur dem di ko faji ci massage yi cher yi compliqué mu dem ba trouver benn boo xam se ni c'est moyen te bii mu ngi fay sentir mu continuer dafa dem il passe sous silence détail boobu noonu moom ñoom ñëpp ñoo koy tey dañ koy passe sous silence parce que buñ ko tuddee day légitimer li tax muy dem salon de massage te toogul këram parce que ce sont des massages yoo xamante si ni ki koy def daf ko jàng mën ko sa jabar mën la ko defal sa papa mën la ko defal sa yaay mën la ko defal donc suñ ko day tudd day légitime présence am foofu te bëgguñu présence am légitime foofu dañoo bëgg def seen xel yi que ni ab fookat la bu xam ni day dem ci salon yi ñu koy lambal di ko bësal fii di ko bësal faa parce que loolu lañ bëgg ngeen gëm ko bëgguñu ngeen gëm que ni wala ngeen di fàttaliku ko quoi que ni ay année ci ginnaaw tout le temps il a été ci ay salon ay massage thérapeutique ak yeneen pour faj sa douleur loolu dañuy bëgg ngeen fàtte ko te su ngeen ko fàttee rek seen xel dañ koy yóbbu ci massage Sénégal yi de gis nga gars yi li ci gars yi xalaat moom baaxul seen salon yi baaxul rek seen salon yi de dañuy wax massage lañ ko tuddee rek waaye nangam sax bu se dee seen xel daal di fàtte massage yooyu président bi doon def daal di dem ci massage yu benn baan bu topp bakkanam wala ku bëgg a defar yaram moom de cette manière très de manière très du ko ñàkkal fayda daal dañoo bëgg bu léegi nag période bu ñu leen fàttaloo 10 ans 20 ans yi ci ginnaaw président bi dem ci ay médecins yu koy suivre dem ci ay chinois fu ne bu ngeen ko xasee ba fàtte jàppaleen leen ci seen waxu massawu dem massawu par bakkan ñoom da ngeen leen di jox liñ bëgg tout le temps na ngeen di fàttaliku que ni 20 ans ci ginnaaw mu ngi continuer doon dem salon de massage yooyu noonu bu leen mukk di fàttali loolu parce que loolu mooy légitimer li tax moom mu continuer dem salon de massage di ko wàññi ba gis benn bu yemamay cherul te jege na ko mu fay dem loolu mooy la légitimité de sa présence dans ces salons de massage bu leen nangu kenn nax leen xel du jariñ lu dul xalaat ñële ils sont payés pour vous manipuler pour ñoom ñoo leen ëpp xel parce que ils sont en costume wala am nañ benn 4x4 dañ naan ñii Sénégalais ay dof lañ bàyyil ma waxee ni mën naa leen a nax parfois dañ leen di caresser un peu nii pour mën leen a jam dañuy mën la ko wax que ni yéen lañ faral daal di wax que ni non je pense que moom derrière moom y a des gens derrière du moment que y a des gens derrière xam leen que ni tout est mensonge tout est manipulation xam leen ko def leen ko seen bopp vidéo bi na ngeen ko tourner mu tourné ñëpp xam ko na ko jeunes yëpp dégg na ko kilifa yi dégg na ngeen ko tourné bu leen nangu gars yi toog ci télé yi parce que dañ naan su ma demee ba toog ci télé man opinion bi rek laa bëgg ñu ñëw à ma faveur donc dinaa fa fen façon fen bu nekk mooy li maître El Hadj Diouf di wax pour moom yooyu muy def noonu di tëb nan nii nit ñi deree moom pour moom ils arrivent à vous manipuler wala à jouer avec votre sentiment vos émotions comprendre di yuuxu ci benn affaire bu ñu waxee PV yi du ko arrangé mu yuuxu ci bu ko benn ndaw sa mu jàkkaar loolu xaw ma nan kan la wax lu jëm ci faveur mu yuuxu ànd ko parce que kooku la muy wax neex na ko bu keneen ku dee wax lu jëmul foofu rek mu jaxase carte gi malheureusement am na benn waaye bu doon représenté waa Pastef mais ni mu waxee dafa xaw naa juum rek mu bombardé parce que il a sa façon de communiquer dafa yuuxu daal di monopoliser la parole sur tout le monde ce sont loolu stratégie am la man bu jàkkaar la woon ak man di def noonu dama koy pes xam na ko mais pour ñoom yéen sénégalais yi ay dof ngeen quoi man nag li ma gën a bañ sama àdduna mooy nga jàppe ma dof nga jàppe ni yaa ma gën a muus aw ma xel da ngay ñëw rek def say bluff nii après daal di jaar sama xel déedéet da nga koy bañal ko sa bopp jombalal ko sa bopp nit nga doo dof seen manipulation yii ñuy def ñoom lii yépp c'est calculé Aïssatou Diop Fall ce qu'elle fait c'est calculé Maître El Hadj Diouf ce qu'elle fait c'est calculé donc soyez vigilants à chaque fois ñu ñëw di wax na ngeen lire entre les lignes et da ngeen xam fan la manipulation bi commencé posez-vous les vraies questions lan ak ñan ak kan ñoo nekk ci ginnaaw ndaw si fan yooyu yëpp parce que bu leen fàtte ni borom salon de massage nee na ça faisait des jours avant ça ndaw si di laajte di waxoon na fi waxu dil nañ teg dil dañ wenn waa ji teg dil yooyu yëpp waxoon na ko avant yii di xew posez-vous la question avec qui la doon waxal posez-vous la question kooku benn bokk yaakaar kooku nga xamante si benn bokk yaakaar la bokk ñëw jël si ko ci guddi gi famille am nekk ay député benn bokk yaakaar posez-vous la question lan la doon wut foofu kan moo ko jox moom possibilité de ñëw foofu à heure boobu noonu posez-vous la question bi mu jugee foofu ci kan la dem plainte boobu ñu gaaw bind ko de manière très professionnelle qui est derrière ça tout ça a été orchestré il suffit de nag léegi ñun ñu xam kan la ak kan le problème c'est surtout là-bas maintenant leur truc de viol xam nañ que ni c'est tellement ridicule ils essaient juste de trouver ay subtilités pour yàq intégrité wala réputation président bi loolu moo leen dese su ngeen seetloo entre les lignes ils essaient de laisser un peu le truc de viol mais ils essaient de jouer ci seen xel soyez vigilants soyez intelligents refusez que nit ñi di leen jàppe ay bête ay idiots yoo xam ne day ñëw rek fan loo leen wax leen ay affaire loolu laa ne woon naa ci def benn vidéo leeral leen ko képp koo xamante si nii aussi tu es sensible à cette cause
partager le vidéo bi parce que maximum de nit dañoo war a vigilant xam que ni les gens devant à la télé ce sont des menteurs débat yu bëri sur 9 personnes les 6 ce sont des menteurs na ngeen ko teel a xam te ñi leen di wax nag naan la nañ bàyyi justice faire liggéeyam ban justice Bougazelli justice su Aliou Sall justice su Mamour Diallo justice su ki sant Anne ak directeur poste bi ki sant si justice su du may lim ba juum ñi rapport yi képp yëpp justice boobu noonu mooy ki fàggaagaloon Karim Wade fàggaagal Khalifa Sall justice boobu lañ wax yéen Sénégalais ngeen wóolu leen parce que daal tey am nañ lu leen arrangé bëgg nañ daal naïvement ngeen ni non nañ bàyyi justice bi de faire son travail maanaam justice naa ne nii naa non c'est pas une affaire de justice, c'est une affaire privée ñu ci dégg waa APR ay député ay jarbaatu député derrière ñu ci dégg ay avocat yu mag yuy sëy ak ay kilifa ministre réew mi ku baax réew mi ñoo ko bokk bu ñu nangu nit ñi def ñu ay xar nañu utiliser suñu cerveau yi di réfléchir di def ay raisonnement yu juste yu correct yoo xam ne suñu tëraay bàmmeel lañ ci sóor ak yàlla ñële ce sont des manipulateurs ils feront tout pour garder le pouvoir ils feront tout pour continuer à faire de vous leur mouton nu ne lañ leen koy jaare léegi nag fulla mooy jaay Dakar am na benn instant yow yaa am sa fullaay bopp bu ñëw nit di ñëw di la wax dëgg nga déglu ko xam ne kii dëgg la lay wax bu nit di ñëw di la jéem a fen ak di la jéem a manipuler nga wax ko xam nga yaa ma gën a naw li nga ko war a wax xam nga maa ngi tuub di jégalu partager leen vidéo bi na àgg fi mu war a àgg et danaa defaat yeneen ak yeneen yaa ngi jëf